salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi comme ni ñu ko waxee woon Olof Ndiaye leen jigéen boor la yéen a ngi fii si El Vision Médias TV chers abonnés comme ni ñu leen ko waxee woon émission li nu bu dellu si na tey comme ni ñu leen ko waxee une fois dans la semaine lañ leen koy defal ci biir El Vision Médias mu nekk émission boo xam ne nag day wax ci fait divers maanaam problème bi nga mën a dund problème mu xool wala lu mën a doon nga ñu partagé ko fii ak waa El Vision chers abonnés yi andi na ci solution waaye nag comme ni ma koy waxee chaque fois rek du ma wéy benn yoon ci plateau bi damay ànd ak sama mag sama xarit déjà nuyu naa la. waaw léegi maa ngi lay fay maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan ak képp ku ñu déglu ci émission El Vision lii nëbbu di leen wax ni à chaque fois rek fii lu fi nëbbu dina fekk. di leen jaajëfal di leen safoo aussi ci wóolu bi ngeen ñu wóolu. déjà ñu ngi remercier di am contentement ci teew bi à chaque fois ak disponibilité bi léegi nag dañuy daal dem déglu thème bi daal dellu si léegi nii ci plateau bi léegi. dama nekk benn jeune fille ma nekk ak samay parents. am nañ amuñu parce que maa ngi ndékki maa ngi añ maa ngi reer waaye xëy na bëgg lu ma amul ak teg sama bopp fu ma eggul moo ma dugal ci yenn yi parce que au début dama doon jàng su ma wàccee dama amul benn xarit damay dem këram di ko fa fekk di ko fréquenter daf ma daan may lu nekk ay greffage ay daal ma dem ba man loolu talatuma sax sama jàng loolu rek moo nekk sama vie su ma xëyee lu ma soloo lu ma sañsewee lu ma ciikar ba foowee sama jàng léegi nag bi sama jàng yàqoo ma wax ko mu ne ma léegi dama lay dugal si benn réseau ma ne ko réseau mu ne ma waaw ma ne ko benn réseau mu ne ma benn réseau nekk réseau bi réseau d'huile la maanaam lesbienne jigéen ak jigéen ñoo koy sekk léegi nag man ma topp sama bëgg-bëgg di am loo xamante ni li bëgg di bëgg loo xam ne mënu ma koo am man nangu dugg si réseau bi ma nekk lesbienne comme ñoom changé look ñu def ma góor may def comportement góor di nekk ak ñoom guddi ba tëg suba ak ngoon sans que samay parents xam ko su ma xëyee damay tàggoo jàngi dem yendoog ñoom tey ñu dem matinée suba ma tàggu samay parents ni fee laa jëm dama am lu may defi ji école day def fii day def laa bu ma demee nekk ak ñoom lu nekk nag laa fa am lu nekk lañ may defal macha allah di ma jox xaalis greffage bu baax lépp léegi nag ma dem ba xam ne lii jëmul kër maa ngi ci yàq sama yaram benn xam naa ne man mënatuma baax tey fu ma taxaw sax ni jigéen laa ñu bari duñ ma gën ma bëgg cee génn. ah déjà nopp dalatu na. waa Sénégal daal nii rek chaque jour rek ak lu bees lu ñuy andi chaque jour rek ak li ñuy wax. non damaa foog ne fi instant bii dañoo toll ñu dul jàmm. parce que yenn affaire yi boo koy dégg dama naan àdduna jeex na. yow xale bu jigéen nga nekk jigéen. sa yaay jur la fi mu la war a jugee. yàlla fi mu la waxee rek nga ne non non yàlla bind la nga nekk ci jigéen nga ne non non dama nekk jigéen góor laa. mais pourquoi nga ci doon dugg ak lan moo la influencé ba nga dugg ci ak lan moo la jaral nga dugg ci. nga dem ba mu neex la nga ne non damay sàkku ndimbal laa war a mën a def ba génn ci. loolu si xamul des fois dañ naan pauvreté moo la ci dugal man loolu suis contre. parce que nit ku loo pauvre jaay gerte caaf sax liggéey la. nit ku baax. doomu nit ku baax doomu nit ku yëngu da nga def lu baax aw léegi giwén dañ ko def comme si que ni benn liggéey la. danga naan dañ ko def comme si que léegi ci dund bi la bokk. nga gis xale bu jigéen boo am faram. dem wuti copine am boo xam day nekk giwén. moo koy financé moo koy solal et tout. moo tax comme ni ma lay wax rek à chaque fois déjà même bu dul émission bi nag dañuy toog di wax daa ma naan la Sénégal léegi kenn jaratul ñaan sa morom bu mu teg cheveux wala mu yor téléphone bi yëpp di wax ba nga ñëw ko parce que fu bari xale jigéen ñi ñu ngi koy def léegi di ko nëbbatu am fit boo xam ne ñu ngi koy def yaa ma gën a xam lewul daal. man tamit maa ngi laaj benn question Awa Gueye. est-ce que parents yi aussi amuñu ci part de responsabilité. mais ma xam nga benn instant bu ma damay critiquer parents yi du ma critiquer parents yi. parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi dund yoo xamante ni ñu ngi nekk ak seen i biir seen i kër ak seen i waajur te seen waajur xamuñu ni lii seen i doom dañ koy dund mais lan mooy giwén dem nekk ak sa moroomu jigéen am xaalis dem bëlaw dugg boîte de nuit loolu pour lan nga am ci ban intérêt sa der benn dina yàqu ñaar foo rombati bu ko nit ñi commencé soupçonné ci yow duñ la naw lool di boo waxee ñu ni bàyyi ma doomu jiw dafa yàqu dafa tëb léegi dangay dem ba ñu baax ñi ñu bon ñi ñoo yàqu ñu baax ñi ñëpp la ñuy boole benn sac dugal leen ci te nag attention ñiy baax ñu ngi baax ba tey ñiy bëgg seen bopp ñu ngi bëgg seen bopp ba tey ñiy yam réglé ci seen i loxoy waajur ñu ngi koy def ba tey
mais nag Sénégal daal trop c'est trop. trop c'est trop. trop c'est trop. mais man aw benn côté parents yi dama siy contribuer. parce que lu tax ma la loolu. te di nga gis ku jur doomam. xale bi nekk xale tollu fenn. nekk jigéen. bu ko yaay jëndalee loo xam ne sër la amul na ko du ma ko sol. di solu góor di wax fu góor di ànd góor ñi di fubal. di ànd góor ñi lu xale yu góor yi def mu def ko. kon xale boobu tey bu demee ba màgg. nekk jigéen. donc yaayam am na ci part de responsabilité. nit boo amee sa doom mu nekk jigéen. da nga koy defal yëfu jigéen. bu nekkee góor nga defal ko yëfu góor. bis boo ko defalee loolu xale bu màggee au fur et à mesure dina xam ne man lii mooy sama devoir. lii laa war a def mais yow sa doom boo ko toppee si lancé bi mu bëgg ba kaw muy màgg. bu demee ba nga gis yenn conséquences yi donc yow amatoo lan nga war a wax. man pour man aussi benn côté parents yi am nañ ci part de responsabilité. man parents yooyu xam nga nan laa leen tuddee parents yu sàggan mooy parents yooyu nga xam dañuy nekk ci kër gi li jëntiwuñu ñoom nañ la jox ndékki nañ la jox añ des fois buñ ko amul sax ñoo naa la dama nga li jënti ko foofu tamit benn liberté la boo xam ne parent bi am personnel moom moo koy jox doom ji te doom moom boo xasee ba amagul benn âge bi amagul liggéey nga sas ko dara rek yaa ngi koy yàq muy ku góor muy ko jigéen lépp loo ko sas rek te dooleem tolloogu fa rek mënagu ko rek lu mu def ci bedd bi parent bi la foofu contribuer moo fa contribuer dina ma neex trop 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 parce que day déggoo ci début ba moo ko la ko nee naa la benn dañ ciy am fee yoo xam ne parents yi ci boppam ñoom ñooy nekk dëgër laay ba ñooy nekk ci suuf ba pare da nga foog ni am na parents yoo xam ne comme ni ma ko waxee duñu yëg mais am na parents yoo xam ne dañuy yëg am na parents yoo xam ni dañuy yëg bàyyi ci biir parce que ñoom intérêt lañ ci am intérêt bi ñu ci am mooy li ñu bëgg na ko seen doom di def li jëmtuwuñu seen doom lu muy def parce que sa doom bu ñëwee teg greffage boo xamante ni si leer na la yow amoo njëkkër te amul jëkkër war nga koo laaj fan nga koo jëlee amal naa sax mu am jëkkëram amul njëkkam sax boo dee waajur bu baax war nga koo wax yow lii sa jëkkër dooleem eggagu fa foo ko jëlee muy góor di jigéen ñëw nañ fii ma ànd ak sama càmm yi commune Fall ñu daal di wax ci thème góor jigéen loolu laa ko fi wax ma ni ko affaire yi day nekk ci kër ga lépp ci kër ga lay débuté loolu moo nekk contrôle parental bi nga xamante ni waa Sénégal la ñuy waxal da leen contrôler seen doom di xam ci lu ñuy dugg di xam ci lu ñuy génn parce que dëkk bi dafa tas Sénégal dafa tas jamono ji loo xalaatul mu ngi fi loo xalaatul rek mu ngi fi déjà. mais aw man aussi dafa am benn affaire ma lay suggéré léegi lieu yi nga xam ne foofu lañu war a éduquer xale yi. lieu d'éducation xale yi. par exemple yow école yi. lycée yi université yi. foofu lañu war a éduquer nit ñi wan leen yoon bu baax wan leen lii ak lii ngay war a def lii ak lii moo baax lii ak lii moo bon. mais léegi nii kuy yeeg góor jigéen ñi si lieu yooyu dañu ëppee bañ nañ ko ba dañuy def dañuy def ay retrouvailles dañuy développé affaire bi si biir école bi. di def affaire bi sol yoo xam ne mooy loolu di teg greffage yoo xam ne yow ku leen gis da nga leen ñee. dañ dem ba influence ñoo xam ne ñoom duñu sax bëgg a bokk si influence boobu. mais man damay lancer rek xale yi nga xam ne duñu jigéen duñu góor jigéen. loo leen am sol leen loo leen am jël leen bu leen kenn dugal si loo xam ne dafa bon parce que àddina bi dafa jeex ba pare. da ngeen di jàppale seen parents yi dimbali seen parents yi. ndax nit ki buñ la yaree teg la fi ñu la war a teg nga manqué woo dara yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi jàng. sol lan mooy sol lan mooy cheveux lan mooy greffage. surtout da ngay xalaat ëllëg da ngay def pour am jaboot. yow lu nga nekk jigéen tey ñu may la jëkkër. ëllëg say doom bu ñu juddoo ba màgg lu lañ leen di wax. seen yaay gi ñu wax loolu du image bu rafet. lépp daal déjà mën nañu koo tënk rek ci éducation de base mooy ca kër ga waaye éducation bi nga xamante ni fii parce que parent mën na daj lu nekk ci yow mën na def lu nekk ci yow mais le problème en est que am na loo xam ne ci doomu aadama bi lay nekk te ci doomu aadama bi rek la mën a nekk yow yaa koy def ci sa bopp sa parent mën na daj lépp ci yow mais boo bëggee bon da ngay bon soo bëggee baax da ngay baax foofu moo tax sànq ma ne la parents yi def nañ faute am nañ faute amuñu faute fii am na ñoo xam ne ñu ngi juddu yàlla tere ci hôpital ba la ñu ñàkkee seen waajur bu jigéen bu ñu demee tuuti ñàkk seen waajur bu góor te teewul ñu ngi baax ni ñu war a mel nuñ koy mel am na ñoo xam ne seeni frère la ñu nekkal ñu ngi am éducation bu baax respecté ñëpp jox ñëpp cër Sénégal mu ngi bëgg a yàqu xoolaat leen seen bopp yow mi nga xamante ni yaa am thème bii nag la la dugal sa ba nga nekk juin dëgg la mot de cœur la andi nga ko illusion waaye xoolaatal sa bopp yaa ci duggoon defe naa ne war nga cee mën a génn xoolal noo ci génnee xool sa bopp xool fa nga jógee xam ni am nga ay yaay ju baax baay ju baax te ni ngay waxee nii nekkoo nit ku bon amoon naa influence ak xaritoo ak àndandoo moo la ci dugal xoolaatal sa bopp baax déjà luñ ci mën a dolli rek. man li ma si doole mooy dafa am benn cas boo xam ne man dama ko gis xale bu jigéen bi gërëm la woon ñu maye ko bi ñu ko mayee
d'après li ma expliqué buy sekk ak jëkkëram sans tant que xalaatul copine cuinam bi par exemple faram bu jigéen bi quoi. tant que xalaatu ko du am plaisir si jëkkëram. imaginer loolu. xam nga loolu c'est grave. très grave yow ngay nekk ak góor. di sekk sa jëkkër tant que xalaatoo sa copain bu jigéen man noonu laa koy waxee quoi. yow doo am plaisir. loolu la ñuy wax musiba naaru laay rek loolu la ñuy wax musiba naaru laay parce que liñ naan trop c'est trop waaye déjà nag fii la ñu daal di yemale tey émission bi El Vision ñu ngi nekkoon tey ci seen plateau bi nëbbu di El Vision Média TV di leen wax nag chers abonnés nag ngeen daal di abonné nag ci chaîne bi El Vision bi noonu TVA ñu ñëw ak doole seen émission bi nëbbu di leen koy jox chaque semaine di leen defal li nga xamante ne nag mooy émission fait divers la ngeen ciy ànd ak waa El Vision Awa Alé ci plateau bi déjà magam xaritam di leen jox di daje nag très bientôt ci beneen numéro ak beneen thème bu bees wasalaam.